A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi ñuy suivre ci Moustarchidine ma notre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Di leen dalal tay ci sunu plateau bu ñu wara amal di waxtaan ci suñu maam Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Mu tombeek 29 décembre date bi nga xamni mom la gane ci aduna année 1925 génn na àdduna 15 mars 2017 waaye terewul saa bu date de naissance am jotee rek ñu fêter son anniversaire ndax nekku fi waaye mu ngi fi moom la mbokk yi doon wax l'absent de plus présent. Suñu maam Cheikh Ahmed Tijani di suñu maam ndax moom moo ko déclaré devant tout le monde ne Moustarchidine man maay seen maam moo tax saa bu anniversaire bi ñëwee ñu dem suñu kemtalaay kàttan fêter son anniversaire lu ñu mën a jàngat ci moom ñu jàng ko lu ñu mën a duy ci moom ñu duy ko ci wàllu xam-xam ci wàllu leer yàlla nañu yàlla taas ci barkeem. ñuy amal tey ci wàllu Maktoum Day émission ba nga xam ni dañ ko duppee wala boog thème bi nga xam ni moom la ñu war a développer tey dañuy jàng maam Cheikh ci ni nga xam ni noonu la ñu mën a jëlee ci moom exemple moo tax ñu titré ko maam Cheikh Ahmed Tijani un exemple de réussite ñu war ci ànd ak suñu mbokk maam Cheikh Ahmed Tijani comme moom mooy wax ne ku nekk ak sa turando ñu waxtaan ak moom ci yenn ci facettes yi nga xam ni maam Cheikh Ahmed Tijani am na ko ma bàyyi suñu mbokk maam Cheikh mu nuyoo ñu yeggal insha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu Khalifa di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre Moustarchidine ma notre seen page yi à travers les différentes plateformes ci réseaux sociaux yi di leen remercier bu baax ci invitation bi di am mbégte di nara wax ci suñu turandoo wax ci ku nga xamante ni lu ñu mën a jàngee ci moom bari na parce que dafa nekk un universaliste ñu leen ciy remercier bu baax. dëgg la jërëjëf maam Cheikh Ahmed Tijani comme ni ñu ko waxee léegi ku nekk ak sa turandoo ñu war a waxtaanee sa turandoo mu mel ni xam nañu maam Cheikh si tur xam nañ ko ci jëmm yu bari waaye dañ ko gën a miinee spiritualité dañu gën a miin nitu yàlla bi nga xam ne moo nekk si moom yow nga nekk coach si présentation ba léegi ñu mën a tuddi coach en développement personnel ak communication yu mu mën a doon ñuy wax itam que njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha la loolu rek doon présentation yaakaar naa waaye suñu duggee ci thème bi tey ñu war a wax maam Cheikh Ahmed Tijani un exemple de réussite bu ñu poussé tuuti côté spiritualité côté nitu yàlla bi mu doon maam Cheikh Ahmed Tijani en tant que exemple de réussite en tant que idole en tant que lu mu mën a doon la nga xam ne mën a doon référence lan nga si mën a indi. bon lu ñu mën a indi bari na parce que wax naa ko ci njëlbeen bi nekk bi Serigne Cheikh Tidiane Sy nekk un universaliste donc fànn boo tudd rek am na lu mu ci réaliser donc bu ñu tuddee référence tudd exemple de réussite bon réussite bi mën na laal aspect yu bari parce que xam nañ Serigne Cheikh en tant que leader politique xam nañ Serigne Cheikh en tant que citoyen engagé parce que créé woon na association xam nañ Serigne Cheikh en tant qu'entrepreneur parce que créé na ay entreprise am xam nañ Serigne Cheikh en tant que guide religieux parce que accompagné na ay njaboot accompagné ni ñu ko waxee léegi daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat en tant que le grand-père spirituel ak yeneen donc aspect yi ñu mën a indi dafa bari te aspect bu nekk daf ci réaliser lu concret loo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët donc loolu yëpp mën nañ ko développer ci wàllam te yooyu yëpp boo ko boolee aussi nit sañ na ko jël surtout ñi nga xam ne c'est des jeunes jàppee ko leur modèle pour que lépp lu ñu bëgg réaliser quel que soit nag domaine bi nga xam ne ci la ñu nekk ñu mën ci inspiré wu. macha allah yaakaar naa bu ñuy dugg sax ci la ñu gën a mën a xuus ci wàllu yenn jikko yi nga xam ni ñooy sous-tendre facettes yooyu yi nga xam ni moom la amee Serigne Babacar li mu waxoon Seydina Cheikh day valable ci moom maanaahu bahrun kon moom géej la fa laysa al aqlu yudriku ma waraa tawil hijaab kon foo laal rek am na côté ba nga xam ni mënoo faa yegg. c'est sûr noonu la demee kon ñu commencer peut-être ci fànn yi ngay wax léegi ci parcours académique bi nga xam ni moom la am ndax gis nañ ko mu nekk boroom xam-xam ba nga xam ni lu mu wax jamono du ko weddi lu mu wax rek jamono du ñëwee rek dëggal ko et puis wax na si lu bari
wax làkk français lu ne mu def te mu xamal nañ ko école française bu mu jaar wala fu mu jàngee donc parcours académique bi mu am loolu ci mën a indi. ok donc parcours académique bi li ci mën ñëw bari na xëy na sax nit ñi boo tuddee en général baatu académie dañuy xalaat université dañuy xalaat école dañuy xalaat ay diplôme te loolu moo nekk lu particulier ci Serigne Cheikh ba léegi baatu marabout intellectuel bi sénégalais yi doon wax dafa yóbbaale ñu bari ñu yaakaar ni ku juddoo Saint-Louis la dem école après nekk Tivaouane jóge fa dem université jàngi et cetera alors que tel n'est pas le cas mais loolu aussi nit ñi buñ ko jox rek benn raison mystique nii parce que da ngay na sax doo jéem a gëstu lan la def c'est vrai que am na loo xam ne ci xam-xamam da ngay xam ni lii moom ñëpp dañuy nangu ni beneen dimension la mais dafa am benn aspect boo xam ni daf ko sonne moo tax bi ñëpp di wax ni dañ ko sol mu ne nañ dem laaj sondelu Tiwaawan yi parce que am na effort yoo xam ni def na ko daj na ko ci daara ci wax na ni jàng na ci Serigne Alioune Guèye wax na ni jàng na ci ñeneen ak ñeneen te entourage bi mu nekkoon ñu fa nekkoon ñëpp xam nañ ni c'est des érudits moo xam Serigne Alioune Guèye la moo xam Serigne Cheybatu la moo xam Serigne Moussa Niang la moo xam Serigne Mouniru donc ci cadre boobu la nekkoon di évoluer en tant qu'intellectuel di jonjonteeg ñoom di werenteeg ñoom ci wàllu xam-xam donc foofu la njëkkee sur le plan intellectuel bu def yitte ba jàng langue française doon na dem ci les prêtres jésuites di jàng ci ñoom français ba pare aussi tàggat boppam ci prise de parole en public parce que ñu bëri dañu jàpp ni rek xëy na éloquence bi nii mayu yàlla la ak yooyu mais daf ko tàggat parce que dafa doon toog jàkkaarloog seetu di def discours di xool boppam di enregistrer di déglu timbre voix wam di ko xool donc loolu yëpp daf ko travailler du rek dafa xëy rek ñëw ñu ne dafay gàmmu champ de course mu toog nit ñi gis Serigne Cheikh ñu ne moom day toog minuit ba fajar doo gis mu changer position doo gis mu def yenn yi alors que daf ci initier boppam tàggat ci boppam le reste nag recherche kese man benn politologue ma sama wax ni moom jàppul ni am na un plus grand lecteur que Serigne Cheikh Tidiane Sy au Sénégal am keneen ku ma wax ne bi mu duggee ci bibliothèque Serigne Cheikh livre boo ubbi da ngay gis ne am na fu mu souligner wala am na ay notes yu mu jël wala ay feuilles yu mu fa bàyyi ça veut dire qu'il a tout lu amul benn livre bu mu fa teg noonu juste pour exposer ko donc loolu la daj bil arabiyya aw bil franciyya ci ñaari wàll yëpp donc peut-être am na loo xam ne may la mais am na loo xam ne daf ko sonne ci wàllu recherche daf ko sonne ci gëstu daf ko sonne ci wàllu njàng du nag affaire wu titre universitaire wala affaire wu dem ay pays arabe jàng fa loin de là bi mu demee kee ba def discours am ñëpp question bi ñu posé wu mooy kii fan la jàngee mais am na daal benn volonté bu lal loolu au-delà de l'aspect mystique comme ni ko nit ñi foogee macha allah am na fu ma mës a dégg ku ma mës a dégg sax mu ne dañu laaj Serigne Cheikh xam-xam bi mu am fan la ko jëlee mu ne lecture waaw ak méditation kese lecture méditation dans le sens de réfléchir parce que lu nekk su ko waxee rek da ngay xam ne xalaat na ci ba gis ci bunt parce que Serigne Cheikh doon na interpeller boppam xam nga Serigne Moussa Fassi dafa ni interpellation interrogation ak question bokkul parce que kii interroger wu dafa am lu muy laaj boppam xëy na mën na ci sax daf koy laaj boppam mais parfois wutu ci sax réponse waaw mën nga interroger sa bopp par rapport ak dara mais gannaaw gi wutoo ci réponse waaw donc interrogation bi kese moo la ci yitteel mais kii questionné day xaar réponse mais kii interpellé xëy na dafa fekk Khalifa Thiam nekk ci yitte mu interpellé ko ci dara ne ko seen doxalin nangam nag pour xalifa bi nekk en action mu tontu ko ci loolu donc ci logique boobu Serigne Cheikh dafay interroger wu ci yu bari di ci xalaat di ci gëstu pendant un temps yow da ngay dem ba xam ni lii xalaat na ko ba mu ñor mu soog ci indi réponse te am na si yoo xam ni mën na toog 20 ans 30 ans après mu soog a gis bunt bi mais toujours dafay jël le temps nécessaire ba muy am réponse parce que du njëkkanteeg jamono. xanaa du loolu moo tax mu jóge fi sax te situation bu teew rek moom la ñuy indi mu indi réponse bi. waaw loolu mi ngi si. fa tazawadat nafsi bi kulli badiatin wa badaa'i tabqa ala al azmani bi mu koy wax peut-être situation bi ñëwul woon. mais soo ko déggee tuuti mën nga ci sous-tendre lu ñu mën a tuddee. je pense bu yàggul rek maa ngi koy wax ci sama benn texte Serigne Cheikh waxoon na ko léegi slogan la Sénégal. waaw lu xew rek
automatiquement ñu ne waxoon na ko génnee ay vidéo et cetera parce que moom waxoon na ko avant ne woon na ni du njëkkanteeg jamono te du weranteeg olof day dox ba bañ koy dab parce que moom dëgg rek moo ko sañ a dab daf leen raw leen raw kon parcours académique bi mën nañ ci jàpp loolu ci ni nga xam ni peut-être mayu yàlla la am na si ñàkku si mais lu si ëpp daf ko sonnee moo tax ñu mën a jël si moom donc exemple la ci wàllu boobu ndax xaarul dara ci kenn dafa jóg def yitte pour boppam maintenant xam nañ ne am na xam-xam borom xam-xam la pire kenn weranteewatul loolu mais ci wàllu économie doomu sëriñ la doomu sëriñ Babacar la mais mu yëngu ci lu bari ci wàllu aspect économique loolu nan lañ ci mën a jàngatee bon parce que loolu aussi ci gàmmam yi mujj yi moom indi na ko wax ni képp ku dee dekki ba ñu laajte sa métier lan la woon waxoo ko keroog di nga am lu la soof yitte boobu la gëm parce que moom dafa juddoo ci entourage boo xam ni du ma ni Tivaouane mais le Sénégal en général dafa am bët bu ñu doon xoolee la classe maraboutique bu ñu nee marabout rek automatiquement ñëpp xam nañ ni ci tur bi picc bi mu jógee moo gën a na sax ci picc yi donc tubaab bu ko waxee c'était une façon de caricaturer les gens de sorte que yaay sëriñ bi yamal ci taatu garab bi taalibe yi wër la bu ñu bayee tool yi indil la nga dundee moom dafa jóg bëgg dindi loolu et c'était pas facile parce que bu ñu la koy nettali léegi daf lay jaaxal mais sëriñ ñemewul woon dawal oto Sénégal ñemewul woon am téléphone biir këram et cetera mais Serigne Cheikh dafa wane ni occidentalisme ak modernisme bokkul xam nga ki occidentalisé wu mi ngi copier li ci tubaab yi di ci dund mais ki nekk ci modernisme mi ngi seet jamono li mu laaj mu koy def sans pour autant mu bañ a dogoo ak source am parce que Serigne Moussa Fass dafa jàngale lu am solo mooy retour à la source bokkul ak revivre le passé parce que am na ñoo xam ne dañuy nekk ci daara wala ñu nekk ci daayira wala ñu nekk fenn dañuy jàpp ni tout le temps dañu war a dund le passé waaw peut-être nit mën na di jonjoog source bi ba pare di def en même temps loo xam ni dafa dëppoo ak jamono loolu exemple ñi ci mën a joxe bari na donc moom dafa teel am conscience ci loolu xam ni dafa war a taxaw sur le plan politique sur le plan économique def ay jéego mu tàmbalee di peese gerteem di jaay biir Tivaouane mag ñëpp ñëw ne ko sa barke maam ëpp na lii mu ne leen sa barke maam bu ko ëppoon du ma ko def parce que xam na ne foo am métier mais da ngay xool suite logique bi au début gerte bi daf koy peese di ko jaay mu dem ba ci biir daf ko doon bay mu dem ba ci biir li muy bay moo koy yóbbu ci marché bi di ko jaay mu dem ba ci biir moo koy transporter mu dem ba ci biir mu commencé lijjanti usine donc nit ñi du ñu seetlu ni dafa am benn chaîne de production ak benn suite logique bu Serigne Cheikh topp ci parcours économique am du lu nekk rek daf ko def par hasard mais lu ne def ciy liggéey ba am ci expérience mu jàll ci li ci des jàll ci li ci des et ainsi de suite c'est ça kon gis nañ ni jóg na ut na métier liggéey na mais aussi am na entreprise yu bari yu ñu mën a wax Sénégal yi nga xam ni am na fa ay peut-être action lay doon wala mu nekk sax fondateur waaw parce que bi ñu gën a miin Sococim la avant Sococim SCIB aussi si la bokkoon donc yooyu yëpp dafa amoon ay associés liggéey nag ñoom taxawal ko dem ba liggéey des milliards de chiffres d'affaires mais li ci am solo rek mooy finalité bi parce que xam nga léegi tubaab yi am na lu ñuy tuddee un frugaliste koo xam ni day liggéey mais dafa naan peut-être à l'âge de 50 ans wala 55 ans damay arrêter liggéey mais nan laay def en même temps que muy liggéey dafay limiter vie wam ni lii laay dundee li ci des dama koy épargner su ma àggee ba benn niveau bi damay investir ci domaine yoo xam ni mën na ma dundal waaw parce que su fekkee da nga am sa tool fee ñu la koy bayal muy jur wala da nga am sa oto yu daw di la verser wala da nga investir ci immobilier yooyu yëpp bu ci nekk yaa ngi koy def mais du laajati ngay jóg di dem di liggéey parce que jàpp na ni on peut pas passer toute sa vie à travailler waaw moo tax bi mu demee ba 1978 fekkoon na li mu soxla pour dundee ko am na ko li mu war a investir na ko léegi la ca des mooy daara ja xam-xam lecture voilà consacrer le temps boppam am temps ci méditation am temps ci yeneen ak yeneen donte li mi ngi doon continuer aspect économique bi parce que amoon na yu mu investir mais
consacré loon na li des ci dundam production littéraire recherche ak yu demee noonu. kon moom dem na ba atteindre vulgarisme boobu. voilà te léegi la ko tubaab bi soog xewal. waaw moom 1978. 78 dafa raw jamono. la ko def c'est ça. est-ce que kon mën nañu wax ni. yi nga xam ni peut-être moo sonal ñu bari. moom teel na ko évacuer. bien sûr. donc am na xam-xamam jàng na lu bari. jéem économiquement mu taxaw. ba am li mu soxla ci wàllu woowu. léegi nag mu des dund ci réew mi. parce que nekk Sénégal yombul war a daje ak ñoom Senghor ak ñoom ñu ni mel. war a dund ak ñoom loolu aussi dafa laaj benn engagement bi. donc ban façon la engagé woo ci vie politique. ak peut-être citoyen en tant que citoyen boobu. voilà wax nga lu am solo déjà en tant que citoyen parce que Serigne Cheikh tëbul rek dugg ci politique. dafa am benn vie citoyenne bu ko jiitu. créé woon association pour l'éducation islamique. dafa am loo xam ne mi ngi ko doon def en tant que citoyen. bi mu demee ba tollu fenn fi nag ñëpp xam nañu suñu état yi nu ñu mel. ñëpp xam nañu fii sur le plan politique. nit ñi doxalee. parfois neexul dégg mais constat la bu nit ñi def Serigne Cheikh def na ko wax na ko. bind na ko aussi. mooy parfois suñu leader africains yi dañuy am problème sur le plan politique. moom dafa ni l'intelligence. l'intelligence mu ne sœur jumelle de l'intuition. ok mu ne intuition fitra. fële mu ne intelligence mu dellu ci àq la. mu ne l'intelligence sœur jumelle de l'intuition est une force. non, l'intuition sœur jumelle de l'intelligence est une force supplémentaire pour un nègre et trop encombrant pour un nègre qui gouverne. c'est-à-dire que nit la ñu ñoo xam ne soxlawuñ sax jëriñoo seen fitra. dafa leen di sonal. ñoom daal seen bëgg-bëgg prestige seen bakkan et cetera. bi mu demee nag ba xam ni façon nit yooyu la amal affaire. li desoon mooy sumbi mbubbu cëriñ bi teg na ne. wane ni ay citoyens lañu. ok lancé wu avec le PSS. Parti pour la solidarité sénégalaise. commencé def des actions politiques. mais finalité bi du woon jël nguur parce que wax na ko ba tàyyi. seen turo seen mu ne suma turandoo. waaw daf ñu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif daf ñu tere woon nguur. mais finalité bi c'était que wane ni ci dëkk bi la ñu bokk wane ni am nañu fi baat. voilà bu ñuy tudd sax fédération des daïra Sénégal ak confréries yi daje yooyu yëpp moom moo ko njëkk dox. waaw c'était un peu compliqué mais tëral na ay actions politiques pour wane ni citoyen la pour wane ni aussi am na yoo xam ni en tant que guide religieux war na ko mën a dox pour assurer médiation bi parce que doo jël benn dëkk rek ngeen ni destiné wu. dëkk bi bàyyi naa ko ci loxo politiciens yi kese. te xam nañu ni Sénégal bi ñu recensé ñi fi politique am seen carte nekk des militants valables. matuñu woon sax 200 000 xaw ma 300 000 personnes. donc da ngay sacrifier tous les autres jël destin wu dëkk bi bàyyi ko ci loxo ñu néew. loolu lañ doon éviter donc combat am loolu la woon. mu nekk lu jafe. jamono boobu parce que 60 jëm jamono yi nga xam ne mu ngi œuvrer ci politique bi. mag ñu bari ñu ngi fi. mu war a taxaw. en tant que doomu soxna. war a taxaw ci wàllu politique. warul nekk lu yomb de. waaw yombul woon ci boobu jamono parce que xam nga tubaab yi conception coloniale bi ñu fi bàyyi woon. moom wax na ko. le marabout qui ne fait autre chose que de rester marabout. avec ce que cela comporte de caricaturisme. d'effacement et de farce. caricaturisme bi mooy dafa am noo war a mel parce que sëriñ nga. effacement bi mooy bul lijjanti li xew ci koñ bi. sa yoon nekkul ci li ñuy wax ci penc bi bul lijjanti li xew ci village bi. farce bi nag mooy comédie bi. mooy comédie bi waaw léegi yow da ngay nekk ci boobu logique tubaab yi ñoo fi indi loolu. indépendance am tubaab yi jóge fi xalaat boobu des fi. ok ay sénégalais ay africains ñëw épouser waat xalaat boobu. bëgg ko imposer waat ñi nekk sëriñ si. donc c'est très normal mu compliqué ci moom. que ce soit ci année 70. année 80. ba ci régime socialiste ba léegi xalaat boobu jógu fi. sëriñ na toog ci deram ba léegi am na ñu koy wax. am na ñuy dund siècle passé ba léegi. bien sûr ba léegi ñu ngi koy wax notre ànd ak suñu mbokk maam Cheikh Ahmed Tidiane turandoo suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane di waxtaan ci suñu maam un exemple de réussite
ñu dem ba léegi ci aspect politique bi ñun ñëpp xam nañ ni suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane emprisonné nañ ko 2 fois. ci wàllu engagement politique bi nga xam ne amoon na ko ci jamonoy Senghor. aussi am na yu bari yu ñu liir. ci peut-être ñu nga xam ne jaamaarloo na ko ak Senghor lan nga ñu si mën a andil. waaw bëri na parce que aussi un homme politique reste un homme politique ah. ñëpp xam nañu Senghor en tant qu'homme de culture. xam nañu ko aussi en tant que poète xam nañ ni boroom xam-xam la mais am na benn aspect boo xam ni collaboré na ak Serigne Cheikh parce que xam nañu ni Serigne Cheikh déjà ñi ngi tudd aspect politique mën nañ tuddaale l'aspect diplomatique. parce que nekkoon na ambassadeur du Sénégal au Caire. ak mission bi mu doon doxal. dafa doon jël ses propres moyens. de régler problème bi étudiants yi am. en Égypte. waaw di dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom di xool fi ñu nekk di xool lu ñu soxla di leen jël parfois même en charge. moo tax mu jaaxaloon ñu bari Sénégal bi ñu xëyee ne dañ koy accuser ay affaire de détournement de fonds ak yu demee noonu. pour leeral loolu aussi def na lettre. fan yi ñëpp ñu ngi koy partager ci réseaux sociaux yi. wax carrément situation bi naka la demee. wax lan lay dénoncer. lu jaaduwul lu ñuy gis ni Senghor def na ko te lettre ouverte la. waaw bu ñu nee lettre ouverte dañ ko daan dugal ci presse beeg fépp ñëpp xam ni kii moo ko bind te kii lay waxal. expliquer yëpp waaw ba ci fi mu daanelee Senghor d'ici et d'ailleurs Senghor de partout et de nulle part. parce que c'était une façon de montrer que en fait nit laay waxal entre nit ak nit. problème mu dignité. moo posé wu dafa am lu ma séqoon ak moom. ñëpp fekkee ko dafa am lu xew il faut que ma leeral ko. ñoom bu ñu waxee ci côté boobu dootuñu gis institution. mooy li mu netti di ci dëkk bi mu demoon ñu ni ko dañ fa placer ay micro na xool li muy wax lan la. mu ni man lu ma neex laay wax parce que ñi fi placer micro seen micro yi ñi ngi ko placer rey bi yàlla di leen déglu. te lu leen neex la ñuy wax. donc ñoom am na fu ñuy toll du ñu gis institution du ñu gis ne kii mooy diw. mais entre nit ak nit ci wàllu dignité dañuy wax li ñu war a wax te li ci am solo mooy Senghor ci fin de vie am. hommage yi mu rendre Serigne Cheikh. muy moom muy Abdou Diouf. hommage yi ñu ko rendre donc loolu wane na ni am na une part de vérité bu nit ñi comprendre par rapport ak situation yooyu. ok kon wax nañ politique bi. gis nañ façon bi nga xam ne moom la ci doxalee. jaamaarloog Senghor su bi mu ko laajee. ba dem élection je crois. élection législative. gagné Senghor. waaw yaakaar naa bind na ko ci lettre boobu. bind na ko effectivement bind na ko ci lettre yi. mais aussi souvent nit ñi dañuy tudd Senghor rek mais même Diouf waaw parce que l'histoire du socialiste à partir de 80-90 socialisme bi dañuy bëgg a wane rek ne amoon na jaamaaloo ak Serigne Moustapha Sy. bëgg ci exclure Serigne Cheikh. mais même Serigne Cheikh. parce que bi événement 1994 yi amee. il a été le premier à dénoncer ça bien que am na côté boo xam ni dafa ni lii aspect mystique la. parce que waa Moustarchidine la. seen daayira Serigne Babacar Sy la. le côté mystique Serigne Babacar Sy dina ci réagir mais moom sur le plan politique. li ñu def dénoncé na ko. parce que dafa génnee communiqué. en ce qui concerne l'aspect mystique de la chose. et dont se réclame l'ensemble des Moustarchidines. et qui a pour centre de rayonnement la mémoire du khalife Ababacar Sy. mu ne seul cet homme de Dieu peut régler le problème. selon les règles de sa sainteté. pour wane ni sur le plan mystique am na côté boo xam ni. ci loxo sëñ Babacar Sy la nekk parce que su ne mémoire wu sëñ Babacar Sy. mooy centre de rayonnement wu daayira bi. loolu kon bi mu koy wax yàgg na. peut-être nit ñi léegi vidéo léegi la ñuy partagé mu naan daayira bi daayira sëñ Babacar la ak yooyu mais bi mu koy wax yàgg na. donc loolu daf ci am bu ñaareel bi aussi non seulement dafa défendre position wu Serigne Moustapha Sy. parce que dafa ni les fautes entre guillemets c'est-à-dire li ñuy accuser Serigne Moustapha. mu ne les fautes de Moustapha Sy en apportant son soutien au PDS sont les mêmes que ceux du prophète qui apporte son soutien aux chrétiens au détriment des Perses. est-ce que waaw. lu tax mu indee ko noonu pour wane ni yéen li ngeen koy accuser bu ñu delloo ci histoire sainte wala ñu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen gis ne c'est la même chose. c'est l'éternelle répétition de l'histoire. ba pare def lettre boo xam ni ma jeexalee foofu ci côté politique bi dafa dénoncer
situation politique au Sénégal au début des années 90. ok li tax lettre bi am solo mooy li mu fa wax jóge fi ba léegi. waaw et c'est valable aussi bien pour le Sénégal que pour mën naa ni l'Afrique francophone wala l'Afrique tout entière. wala fépp foo dem gis ni ci wàllu politique ñi ngi doxalee nu ñu warul doxalee. parce que dafa bind lettre ouverte adressé ko Maître Wade. parce que moo nekkoon chef de l'opposition à l'époque. mais interlocuteur bi mu ci amoon dëgg c'était le régime socialiste. ok wax ni mu ne ko cher maître je vous l'avais dit. Il n'y a de crime plus odieux que d'appliquer à une réalité un nom qui ne lui convient pas. C'est une sorte d'insulte destinée au ciel. C'est-à-dire que loolu mooy crise logique. mu ne ko dès le début je vous ai parlé de cette chose. chose entre guillemets mooy injustice yi fi xewoon. que l'on ne retrouve qu'en Afrique noire francophone. mu ne chose qui fait qu'un opposant continue à appeler État ou pouvoir ce qui n'est qu'une mixture de mensonges et de folie. mu ne alors qu'au fond de la citadelle qui l'abrite, on entrevoit un visage, celui de l'impudeur et de l'indignité. est-ce que après pour wane ni ñi fi nekk dañu agrippé woon ci pouvoir bi alors que seen fin de règne jot na. mu ne il y a des gens qui ne se il y a des gens qui se sentent qui restent tout le temps agrippés à ce qui leur reste comme lambeau de pouvoir. xam nga lambeau mbubu xottat boobu nekk ay saga voilà. mais dans notre pays cette situation fait que tous ceux qui ont participé ne serait-ce qu'un seul jour à cette chose mooy événement yi xewoon 94 se verront immanquablement traqués par les forces de l'autre galaxie. Après ci la wax phrase am boobu ils vont tous payer. mu ne parce qu'ils ont tous commis un crime contre ce peuple qui face aux inconvéniences qu'on lui dicte ne réagit pas. mi ngi dalaale ci kaw peuple bi. bien sûr parce que yenn injustice ñoom ñoo koy seetaan. mu ne un peuple qui respire mais qui ne vit pas. Après mu ne ils vont tous payer du fait qu'ils ont légitimé ou même cautionné des actes contre nature. dénoncé waale Senghor. ok parce que dafa jeexal régime am Diouf ñëw situation yu bari xew fi. mu dem France toog seetaan ko. waaw mu ne Senghor purge sa peine en France. purge sa peine. waaw ok sa peine en France voilà mu ne quant aux autres ils sont là au pays et ils notent leur amertume dans un état d'ébriété. mu ne El Hadj Omar Tall disait pour une race de basse naissance. Pour une race de basse naissance. Faire du mal est aussi doux que le miel. Alors que ça peut être aussi mortel que le fiel. Miel ak fiel. Donc il joue sur les mots mais ci contenu bi da ngay gis ni li mu wax foofu ba léegi dañul ci situation politique bi que ce soit au Sénégal ou le monde parce que universaliste la ñuy waxtaanee waxuñu pour Sénégal kese mais le monde politique en général. exactement. li nga wax léegi daf ma xaw a pousser un peu. si ñu wax ci son courage. parce que là li ngay wax ni jàkkaarloog ay homme d'état wax lu toll noonu. sans arrière-pensée peut-être sans hésiter dara. day wane ne am na benn leadership bi nga xam ne moom lay incarner. ça nous permet de duggaale foofu. waaw leadership bi nga xam ne moom la Mame Cheikh di incarner. boobu naka lañ ko mën a nattee. bon déjà su dee courage bi. dafa am loo xam ni amatul woon ci jamono mais moom daf ko incarné woon honnêtement. jamono ku taxaw di wax am na koy sóoraale booy discours. yaa ngi sóor sa soxna ndax am na lu mu dul d'accord. yaa ngi sóor banque ba la financé wala nga denc fa sa xaalis. yaa ngi sóor ki investir woon wala ki la jàppale woon ci projet sàngam. yaa ngi sóor sa jaabaat sàngam ba nekk ca palais ba wala ca administration bi mais c'était le seul boo xam ne buy wax te kenn teniru ko en otage. gannaawam gisaatuñu ko feneen fu dul ci Serigne Mouhamadou Moustapha Sy. parce que dina tenir discours mais discours bi da ngay xam ni kenn moomu ko. kenn tënku ko kenn waajalu ko lu muy wax. kenn neewu ko tënku ko fii yemal fii wala sóoraaleel diw. te loolu c'est leadership déjà foofu la tàmbalee. donte la yombul nag. mais moom leadership am li ci am solo mooy courage bi. tudd nga ko déjà. mais façon bi mu soigner image am daf ci jouer.
communication bi mu véhiculé. daf ci jouer incarné bi mu incarné un homme de culture. daf ci jouer parce que bu ñuy wax leadership. peut-être xëy na nit ñi dañu xaw a traverser sens bi léegi. dañuy jàpp rek xëy na benn nit bu mel ni Mame Cheikh Ndiaye bu solee costume am làkk tubaab xam nga dem ci télé yi wala dem fu nekk wax. waaw wala benn nit bu tenir de bon discours dégg tubaab ñëpp ñu nii am na charisme leader la et cetera. mais dafa am aspect bu ñuy fàtte mooy aspect culture bi daf ci am solo. nit ki mu nekk koo xam ni cultivé na. am na lu mu xam qu'il ait quelque chose en tête te loolu moo nekkoon particularité wu Serigne Cheikh. parce que ci année internationale de la jeunesse. di Daïratul Moustarchidine organisé woon 1989. Serigne Moustapha Sy daf ci ni lu am solo mooy le sens de la culture. mu ne il a été travesti. ok mu ne parce qu'elle n'est plus synonyme de compétence la culture elle n'est plus synonyme de valeur. mais simplement de connaissance. ok c'est-à-dire que ku jóg rek mokkal tari am diplôme ñëpp ne c'est un homme de culture. voilà dañ ko tënk foofu. mais côté valeurs yi dañ ko bàyyi te valeurs yi c'est ce qui fait un leader valeurs yi nga xam ne incarné na ko. au-delà des connaissances qu'il a. ñu ngi ba léegi ci leadership bi. peut-être wax nañ ci yenn jikko yi wax nga ci courage mais yeneen yi nga xam ne mën nañ ko wax en tant que mën nañ ko tudd ci am na yoo jot a indi. mais en tant que leader leadership bi nga xam ne moom la incarné am na jikko yoo xam ne mën nañ ko loo xam ne mën nga ñu ko indil un peu. yi nga xam ne moom si boppam incarné des exemples précis quoi. waaw bon exemple yu précis xam nga dafa am lu tubaab yi di tuddee ci bii jamono intelligence émotionnelle. intelligence émotionnelle mooy nit ki tàggat boppam ba àgg foo xam ni. suy yëg ay émotion dina mën di intellectualiser di raisonner di xam ni muy def ba gérer ko. xam nga léegi la ko tubaab yi wax. moom bi mu koy tudd yàgg na parce que ci bi muy def conférence unicité de Dieu yi. ci début fin année 90 yi. lay tudd baatu émotion dañ ko war a transformer en synergie. loolu mooy intelligence émotionnelle. mais tubaab yi biñ ko xamee yàggul. malheureusement donc li ñuy wax yëpp ci leadership ak di ko wax ci coaching yëpp moom bi mu ko jàngalee du léegi yàgg na. mais xam nga intelligence émotionnelle boobu dañ ni faculté la bu nit war a développer ci boppam. mais dafa am fu mu tàmbalee. dafa tàmbalee ci nga xam sa bopp. waaw conscience de soi boobu xam sa bopp boobu am xam potentiel bi nekk ci yow seet nooy def ba travailler ko. moom loolu daf ko jàngale. waaw jàngale ne ba wax na ci nag lu am solo mooy nee na sénégalais dañuy jaawale kuy tiitaru. ak ku xam boppam. ok waaw xam sa bopp moom boo ko bëggee ci sa wàll dañuy defe ne da ngay tiitaru wala da ngay yëg sa bopp fekk c'est pas le cas. mais non seulement incarné na ko mais jàngale na ko. au-delà de conscience boobu ngay am ci sa bopp naka ngay def ba maîtriser sa bopp ak ban comportement ngay am ci diggante ak nit ñi. donc on peut en dire autant sur le leadership te yooyu yëpp bu ci nekk lu ci tubaab jàngale moom jàngale na ko parce que tubaab yi dañu jëloon seen xam-xam yëpp tënk ko ci wàllu aptitude. ok nit ki jàngal na mokkal na il est apte à faire ça. mooy li mu doon wax ni tubaab yi génnuñu cadre ilm ak mantiq. li nga jàng ci wàllu xam-xam nga appliquer ko ci cadre bu logique génnuñu foofu mais dañuy dem ba coincé parce que dañu gis ni au-delà de l'aptitude il y a l'attitude. sa attitude comportement. bi nga war a am. donc moom comportement boobu daf ko jàngale moo tax boo demee Moustarchidine ñuy tudd baatu nite. di tudd homme ak humain di tudd processus doomu aadama nooy def ba doon nit. parce que dañu dem ba xam ni yépp léegi question d'attitude kese la. ok. macha allah leadership bi nga xam ne incarné na ko moom c'est extraordinaire. yaakaar naa ki ko si doon jamono bi mënuñ tudd keneen ku du Serigne Moustapha. ndax déjà sax moom moo tax ñu xam Mame Cheikh. bien sûr parce que jamono bi bu fekkoon deful li mu def. li mu def ni bu fekkoon defu ko amaana Mame Cheikh peut-être ay kasetam rek la ñuy dégg ya nga xam ni avant 1990 la. te bu boobaa dina xaw a doy waar. en tant que coach. reconnaître nga Mame Cheikh comme coach. même plus. même plus qu'un coach. léegi ma laaj la tey. peut-être si jikkoom yi nga xam ne moom lañ tudd léegi ci wàllu leadership lan moo la ci gën a marqué. ba nga xam ni peut-être yow boo doon jël tey boo ñu doon jox tey benn jàpp leen si bii. en attendant boobu nga ñuy jox. bon connaissance de soi bi lay doon.
parce que xam nga nit bu ñu lay jàngal coaching souvent dañ lay wax wàllu confiance en soi ni da nga war a gëm sa bopp ak yooyu. mais Serigne Moustapha Sy moo waxoon ni waxuñ la nga gëm sa bopp dañu la ne nga xam sa bopp. c'est-à-dire que xam sa bopp pilier la. boo xamul sa bopp doo mën a gëm sa bopp. mais dem nañ ba gis ne léegi estime de soi ak connaissance de soi. ñoo nekk les bases les piliers de la confiance en soi. ok mais connaissance de soi boobu xam sa bopp boobu. je pense que Serigne Moustapha Sy joxe na ci exemple yu dul jeex. xam boppam boobu xëy na boo ko mënul firi da ngay jàpp ne xam nga nit ku dem ba kilifa taxaw ne il faut que à tout prix mu gis la tey. nga ni na bàyyi wa suba. waaw kilifa bu ñëpp xam ci wàllu diine Sénégal ñu insister nga ni wax leen ko mu bàyyi ba suba. ñu insister waat nga ni wax leen ko ndax daf may tàgge yàlla su ma tàggewul yàlla na bàyyi ba suba. xam nga xam sa bopp foofu la yem peut-être ku ko firee neneen da ngay defee na rëy la wala gis sa bopp fekk du loolu. waaw xam sa bopp dans le sens où nga xam exactement li la fi bàyyi lan la. nga am ci benn fayda bi mooy li mu doon wax Serigne Moustapha Sy ni jàpp na ni nit du dem fu ñu ko dul sagalee. waaw donc aspect yooyu yëpp daf ci am solo mais pour man. xam bi mu xam boppam ak façon bi mu ko incarné ni mu ko jàngalee. génération yu dul jeex mën nañ ci inspiré wu te mën nañ ci jariñu. xam sa bopp sax moo tax mu ne maamante ko. wallaay illaa wa duuna taaquli te du tiitaru. du tiitaru waaw maa ibratun illaa wa duuna bayaan. wallaahi balaa may jeexal. am na point ba nga xam ni peut-être faaw ñu dugg si. mën nañu ko andi ci wàllu spiritualité. parce que ñun ñëpp homme de Dieu bi la ñu xam. mais homme de Dieu bi nga xam ni moom la nitu yàlla bi nga xam ni moom la doon. incarné ko. am na lu ñu ci mën a jàngee. njabootu Serigne Babacar la. xalifa Cheikh la. lu mu wilaaye bu mu mën a doon incarné na ko. lan lañ ci mën a duñ yooyu boobu itam en exemple. bon loolu liñ ci mën a cité bari na parce que ñëpp xam nañu ni am na réservation bu ko turandoom defal. loolu moom jarul sori boo jàngee fa ilayka di nga ko xam. waaw boo jàngee fa ilayka nga xam loolu. bu ñaareel bi mooy am na mayu boppam bu mu am. waaw bu bokkul ak yi nga xam ni daf ko doon. au-delà du fait qu'il soit l'incarnation du sceau de la sainteté. da ngay xam ne am na beneen cër. mais xam nga mag ñu njëkk ñi dañu daan xëy. daawuñu xëy rek topp nit. ñu mooy suñu kilifa. xëy na am na si ñoo xam ni jëflante nañ ak Serigne Babacar Sy. mais wala du cheikh ka cheikh yi boolewu leen ak Serigne Cheikh Tidiane Sy. li leen booleeg moom mooy dañu def seen yitte. ba xam ni mat na ko. waaw mooy ni kenn ci mag ñooñu defoon jël turu Cheikh Ahmad Tidiane Sy. adat ko. dem xool ci alquran gis ni bi mu ko adadee mi ngi tolloog ay 2000 et quelques ci wàllu chiffre. mu xool exactement ci alquran aaya bi tolloog chiffre bi. mu gis ne mi ngi tolloog wa anna hadha sirata mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaabikum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirata mustaqiman kese doy na. nga xam ni kii dafa indi philosophie dafa indi pensée boo xam ne boo ko toppee rek. dina la jëmee ba ci sa borom. bu fekkee wàccoo ko. donc je pense que loolu rek doy na exemple pour wax ni matoon na ki mu doon en tant qu'homme de Dieu. beneen bi peut-être mooy enseignement woon. waaw parce que Sénégal miinuñu woon ci ëtt diine nit di wax sax di tudd wàllu Moussa. di indi wàllu Isa. di indi wàllu yeneen yonent yeeg yooyu parce que dafa am ñuy xalaatee noonu. ñoom peut-être xëy na ci seen gis-gis boo nee Injil wala nga ni Tawraat ak yu demee noonu dañuy dem ba fàtte ni alxuraan dafa nekk synthèse yooyu. donc moom dafa teel a miinal nit ñi ci discours am. wàllu boobu. daf leen teel a miinal le fait que ñu gis ni yëf yi continuité la. continuité la lu ko dalee ci aadam ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant ñuy jàll ci wàllu sainteté. te loolu daf ko wane parce que soo xoolee exemple bi ñu ci mën a jël. mooy fa ilayka. waaw.
maa nuqtatu tawxiidi qablu bi oshiha maa bastatul xaatil madidi thani xam nga su indee fa ilayka baa un tasiir tomb bi waaw tanaqulan ba bi sayriha wala dat xutuuta bu shayidil bunyaani mu ñëw ni maa nuqtatu tawxiid tombu leer bu nga xam ni ku ñu ko dugal ci soxol rek nga gëm mu ne nuqtatu tawxiid boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc moom noonu la ko indee moom Serigne Cheikh qablu bi oshiha xëy na ci taysir mooy salli ala sajidin qablal wara faala moom lay gën a niru c'est-à-dire que nekk bi fi yonent bi nekkoon 700 ans avant la création donc foofu ba tey mi ngi topp processus bi di jàngale yonent bi ma bastatul xaatil madidi thani tàkkandeer bi yonent bi nekk tàkkandeeru borom bi xam nga ba pare wax ni leer boobu mi ngi woon ci tawraat donc mi ngi wane ne affaire bi processus la tuyat bi tawraatil kalimi wa wuriyat wane ni aussi tombu leeru baa un boobu mi ngi woon ci injil bi makaaminil injili li roxbaani wane ni aussi alquran du tombu leer bi kese mais tombu leer beeg leer bi yëpp ñoo dajaloo wa ata biha sab'ul mathani asuman donc Serigne Cheikh suy jàngale toujours dafay topp processus boobu dafay topp suite logique boobu macha allah donc homme de Dieu bi leer na boobu sax mënoon nañ ci bañ a dugg parce que Sénégal yëpp nitu yàlla Serigne Cheikh la ñu xam waaye day jaadu ñu wax lu bari ci yeneen facettes yi nga xam ne am na ko sànq sax bi ngay wax ci wàllu leadership ci wàllu xam sa bopp bi maa ngi ci doon bëgg indi li nga xam ne wax na ko ci je pense Mbour la ko wax xaw ma ban conférence encore bi mu ne Serigne Babacar Sy nee na ku xamul sa bopp doo bëgg sa bopp te ku bëggul sa bopp ñu gaañ la loolu da bëggoon naa ko ci indi sànq mais xam naa fa la ñuy jeexalee ci wàllu nitu yàlla bi nga xam ne moom la doon peut-être jàngale na génn na wasaare na xam-xam wasaare leer ñëpp xam nañ kan mooy maam Cheikh ci yenn yi nga xam ni wax na ko bind bàyyi fi wax bàyyi fi yooyu noonu yëpp ci wàllu nitu yàlla gi nga xam ne moom la doon mais en tant que njiit aussi lu bari def na ko ci réew mi donc ñu bàyyi la li nga xam ne moom nga bëgg dëxëñee ci yëpp rek looy jeexalee kàddu yi waaw li ñuy jeexalee dugg du xëy na li ñu waxoon ci njëlbeen bi rek ki ñuy waxtaanee universaliste la donc li ñu mën mooy ñaax ndaw ñi ñu dem intéressé wu ci pensée ñaax ndaw ñi ñu dem intéressé wu ci philosophie mais aussi ci li mu fi bàyyi parce que Serigne Moustapha Sy moo doon wax ni coup d'esprit moo ko gënal coup de cœur waaw neex na nag nga daanu ci sa kilifa nga gis ko bég et cetera mais au-delà de ça travail réflexion bi ñu war a def par rapport ak ñoom li ñu fi bàyyi moo xam dañ ko bind muy xasiida moo xam dañ ko tudd ci conférence moo xam dañ ko fi bàyyi mu nekk article wala mu nekk lettre bu ñu bind en français donc yooyu yëpp nit ñi mën nañ ci gëstu parce que aspect yi ñu tudd nii yëpp bu ci nekk dagit la ci enseignement am parce que xam nga nit soo nee pensée dajale nga fànn yu bari mais étudier nga leen ak profondeur mais boo nee enseignement yi kese xëy na peut-être jël benn kàddoom répété ko jël ñaari baat dagg ko def ko ay statut xëy na yooyu yëpp ay enseignement la mais boo ne woon la pensée de Serigne Cheikh Tidiane Sy par exemple lan la jàngale ci jigéen waaw nga dajale yooyu yëpp wala nga ne lan la jàngale ci nangam ak nangam donc yu mel noonu c'est intéressant te ñu ngi gis ni ñu mel ni Moustarchidine ma nôtre ñu ngi koy def ñu ngi gis ne jeunes yu bëri ñu ngi ciy góorgóorlu à travers les réseaux sociaux et cetera donc dañ leen ciy gën a encourager rek macha allah kon di jaajëfal suñu mbokk maam Cheikh Ahmed Tijani ci yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci suñu maam Cheikh Ahmed Tijani mi nga xam ne mooy turandoom di ko ñaanal yàlla mottalil ko yàlla ubbil ko dënnam defal ko ci leer defal ko ci xam-xam bi jaahi maam Cheikh Ahmed Tijani mi nga xam ne mooy turandoom ak suñu kilifa mi nga xam ne moom moo ñu tàggat si lii di jaajëfal itam mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci Moustarchidine ma nôtre di leen ñaanal yàlla ñu koy fekkee ay at di gën a jàng ci suñu maam Cheikh mi nga xam ni géej la bu amul tefes Serigne Babacar dafa wax ci Seydina Cheikh maanaahu bahrun fa laysa al aqlu yudriku ma waraa tawril xijaa law kaana yahwaahu ne aw ashbahal wablu fil afaaqi munhamiran
la asbahan naasu gharqan fihi jadwaahu bi mu wax ci Seydina Cheikh moo valable ci Seydina Cheikh bi ndax benn la rek mu ne géej la ba nga xam ni mënoo ko jeexal benn côté rek nga mën a xam beneen côté bi bul xam la fa nekk loolu mooy kooku mooy Seydina Cheikh bu fekkee yow feneen nga dëkk ajoor nga wala loo mën a doon xamoo luy géej mu ne la jëlal tawu waame aw ashbahal wablu fil afaq ki nga xam ni xamul géej na jël taw waam bi nga xam ni bu sotteekoo ñëppay lab donc kooku mooy Seydina Cheikh kooku mooy suñu maam Cheikh bi nga xam ne moom lañ jàng moo tax ñëw nañ ci ay aspects yu bari te xam nañ ni jeexul yi nga xam ne mën nañ ko ci jàng di ko rendre hommage ci jour bi nga xam ne moom lañ koy feeteel anniversaire 29 décembre ko ñaanal yàlla yokk ko leer yàlla taas ñu ci barkeem Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu. C'était Maktoum Day sur Moustarchidine Ma Notre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.